juróom-ñett ginnaaw bateau le Joola suuxee boobu ba tey nag amul benn ku yoon woo xamante ne def nañu ko ca jëm ci wàllu ko justice lu ñeel wàllu ko njaboot gi mel na tey ji lañu gën a am ko mbetteel lu jëm ci màggalu ko tey ji nag nee nañu dañu ko fas yéene defuk ñaan dem ca fa nga xam ne mooy sëkk ya nekk ca Kantène nga xam ne lu bari ci ay victimes foofu la ñu tëdd ab cérémonie officielle ca port autonome bu Ziguinchor lu jëm ci wàllu ko génn sud-est daañu ko waxtaane ci biir xibaar yi ay ndongo yu bari yoo xamante ne nag danoo dem di defi baccalauréat mujjuñu koo def ndax amuñu acte d'état civil légal syndicat unique démocratique jàngalekat yu Sénégal ne kàngam yi faaw rek ñu fexe ba bàyyi yooyu ndongo ñu defaat examen ndax mun ñu leen a xañ yi nekk seen droit daañu wax ci financement bu DER ci département bu Pikine conseil départemental bu jeunesse bu Pikine bëgg ay compte yoo xam ne maanaam leeral yu tukkee ci directeur général bi it fexe ñu daal di publier lépp luy liste ñi nga xam ne am nañu ci financement jóge ci DER kon daañu ca teg xibaaru bi ci réew su ko defee xibaar dafay daal di buur ñaalante. Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekk ci kaddu gi Cheikh Anta Gaye moo féete ci xaale gi daleen ak jàmm ci biir xibaar yi boobu bi wax nañ leen ko tiis la tey jii la amoon mi ngi amoon ci 26 septembre 2002 fukki at ak juróom-ñett bu noo màggal suuxuk bateau le Joola ñu bari ñàkkonte seenu ko bakkan fa nga xam ne moom mooy sëkk ya nekk ca Kantène nekk ca Ziguinchor ñu bari foofu la ñu tëdd ba tax na nag daanu fa def ñaan daal di fay def li nga xam ne moom mooy rek way dawlu yi nu ñu leen ñaanalee waaye it ab cérémonie officielle ci port autonome bu Ziguinchor daañu it décoré ñenn ci kàngam yi nga xamante ne jël nañu ay services yu am solo def ko ci njabootuk ñi nga xamante ne ñoom ñoo laru ci bateau le Joola Jean Bernard Diatta di président association des familles victimes yu Joola ci micro bu Abdourahmane Diallo. ñu mën a dem accueillir délégation bi au niveau de l'aéroport mën a dem au niveau du cimetière de Kantène foofu kilifa diine yi ñoo fa am kaddu donc ñaari cérémonie de prière lañ fay organiser benn bi son excellence Paul Abel Mamba moo koy def ak beneen bi imam ratib de Ziguinchor suñ fa jógee ñu dem port pour cérémonie protocolaire bi danañu honorer au grade de chevalier du Joola ay nit Mame Birame Diouf moo nekkoon gouverneur Ziguinchor en 2002 El Hadj Amadou Diouf moom moo nekk actuellement le président de la cour de cassation de la cour d'appel de Dakar. fukki at ak juróom-ñett ginnaaw suuxuk bateau le Joola ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen i njaboot wéet am naqar waaye la leen gën a metti bokk na ca ñàkk justice bi ñu nemmeeku ci mbir mi mooy tiis wu gën a mag bu am ci ndox mi jëm ci li nga xam ne rek moom mooy géej wi waaye ba tey amul li nga xam ne moom la ñu duppee ab suite judiciaire bateau boobu nga xam ne ba tey it mi ngi ci biir géej gi nee na nu la ñu bëgg mooy maanaam nu ko génnee ngir rek mën a sargal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci faatu condition ko dëy yëpp nag def nañu ko fukki at ak juróom-ñett gi nii dañuy dem ba fa nga xam ne moom mooy Ziguinchor bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom am nañu ñu faatu ñu bari foofu la ñu leen dent ci reportage bu Abdourahmane Diallo. fukk ak juróom-ñetti at ginnaaw bu bateau le Joola suuxee amul lenn li nga xamante ne bougé na ci dossier judiciaire ba li gën a yéeme mooy amul benn acte concret bi nga xamante ne amal nañu ko ngir fexe ba famille victime ya daal di dëjal seeni mbokk ci guddi 25 jëm 26 septembre ci atum 2002 bateau le Joola daal di suuf ci waafuy Gambie depuis boobee nag famille bu victime ya daal di enclenché ay démarches judiciaires nationales ak it internationales yu bëri lool waaye daanaka yooyu les combats judiciaires mit dañoo suux ci biir ay promesses yu jógee ci nguuru Sénégal lu jege ci ñaari junni ci ay doomi aadama yi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ay défaillance yu moteur yi nga xamante ne seetlu nañu ko ak it ab surcharge bu jéggi dayoo lool lii yëpp nag nekk ay délits nga xamante ne na fang ak ay crime yu ñu mënta tudd waaye lépp nag ñu jàpp ne amul benn responsable ci mbir mi du commandant bu port bi du it commandant bu bateau ki nga xamante ne des na ci biir géej bi du ministre des transports waaye it doonut ki fi nekkoon premier ministre ci nguuru Sénégal la dossier bi ñu classé ko sans suite fukk ak juróom-ñetti at ci ginnaaw mën nañu déclarer sans ñu tromper wu ni justice bi daan na jot âge de la majorité Abdourahmane Diallo doon jokko ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. Abdourahmane Diallo Suzanne Immaculée Diatta bokk na ci ñi nga xam ne dañoo rëcc ci suuxuk bateau le Joola waaye xamul waajuram wu góor ba mu àndaloon ndax keroog ba muy dugg ci bateau bi mi ngi amoon juróom-ñetti at tey jii nag nee na sax dafay am tiis boole ci mel ne ku ragal bu fekkee dugg na bateau di dem voyage ñu déglu ko ci micro bu Abdourahmane Diallo. waaw sama papa moom jotuma ko xam parce que bu mu gaañoo maa ngi am 8 ans le fait que lu mu fi nekkulee tamit daf may manqué de trop parce que damay gis
gis ni ñi nekk seen pap di waxtaan di fookafre di def yenn mais man damay kii triste sama coin parce que damay ne sama pap su fi nekkoon dinaa doon am lien boobu ak moom su may voyage ni su may jël bateau bi di dem su ma yeggee côté boobu rek dafay mel ni comme damay am ay frissons mën naa ne sama karaw yaram bi yëppay taxaw parce que dafay mel ni comme fekkee naa affaire bi parce que soo taxawee noonu si rebord bateau bi day mel ni comme ay nit ngay gis ci biir daal. juróom-ñetti waxtu tegal na juróom-ñetti simili bateau Joola kon ñu koy fàttelu ba tey di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo ci daw làqu ñu dem ci Pikine Mame Diarra Fam mbiram yi mel ne am na leneen lu yees lu mu ca nemmeeku fédération nationale association personnes handicapées yi nekk ci réew Sénégal danoo àndandoo doon gënu say na danoo porter plainte député bi teg ci te lu jëm ci mbalaanu kirlaayam nañu ko dindi démb la ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi Yatma Fall mooy njiit la mu wax mooy seen collègue boobu nga xam ne dafa ami laago dañu ko sax mujj agressé wala boog moom la ñu agressé te lu nu mel duñu ko nangu benn yoon Yatma Fall di njiitu fédération nationale association personnes handicapées yu Sénégal ci micro bu Younousa Baldé. kooku moo xam ne daf ko doon agressé nag mooy Lamine Thiam mi taxaw ni sama wet yor ay beekeel ba kii ko gis xam ne du agressé te mënul agressé loolu ñuy wax ci tubaab la théorie du crime impossible ñun loi daf ñu tere politique du ñu politique kii faraluñ ko parce que dañu ànd ci camp politique am kële contre ñu ko parce que ànduñu ci camp politique am déedéet donc moom la ñu song daaneel ko te ñëpp gis nañ ne garde corps Mame Diarra Fam ci boppam mooy yëkkati ci jox ko ay bekke xoral ko téléphone am loolu moo tax ñu nit ñu porter plainte pour agression boobu ñu def ci moom fédération bi dina constituer partie civile jël nañ tamit suñu avocat ba pare waaw xam nga immunité parlementaire loolu maintenant ce sera l'affaire du procureur mu ngi ak certificat médical am kii nag dafa ne way laago boo xam itam du ñu nangu ñu def violence ci kawam. ñu daal di des ca Pikine ak conseil départemental bu jeunesse bu Pikine faaw rek directeur général bi leeral ci lu jëm ci wàllu financement bu tukkee ci DER toll na ci 3 milliards yu ñu dugal ci département bi ne dañu ko financé ndaw yeeg góor ñeeg jigéen ña ko soxla conseil départemental bi nag nee na dara leerul ci la nga xam ne mooy 3 milliards yi faaw ñu fësal liste ñi nga xamante ne ñoom lañu ko wax ne moom lañu ko jox teg ci it DER bi nga xamante ne dafay joxe financement faaw mu leeral Ahmed Gueye mooy njiitu conseil départemental bu jeunesse bu Pikine ci micro bu li ñu déposé woon moom bu dee financé na est-ce que évalué na enveloppe bi nga xamante ni bi ñëwee Pikine annoncé na ko pour wax ne war na fi joxe 1 milliard 950 millions bu nee joxe na plus de 3 milliards dañuy njortu ne amaan na lu mu dolli ci enveloppe boobu ci yan base lay joxe financement yooyu ndaw ñi parce que ndaw yi ñu ngi fii ak seeni projet ba léegi di xaar mënuñu ko gëm parce que pour ñu gëm ko da nga ñuy woo wax ñu parce que bañ ne ñëw financement bi day dugg Pikine dañ ñoo woo ci kuréel goo xamante ni tey moom mooy instance bi gën a solennel ci département bi préfet jiite ko ñun ñëpp ñu toog délégué bi ne am na enveloppe bu 1 milliard 950 millions bu ñu war a jox Pikine léegi tey bu fekkente ne war nañ dem ba romb foofu mais war nañu toogaat ak comité boobu. conseil départemental bu jeunesse bu Pikine ba tey ci janook taskatu xibaar yi wax na ne la mu bëgg moom nag la daal di jébbal ki nga xam ne mooy njiitu réew mi daal di njiitu réew mi jaarale ko ci boobu janook taskatu xibaar yi la mu wax rek moom mooy mission bu DER faaw ñu xool la mu doon ci ay projets yi nga xam ne dafa tënku ci ndaw yi ñeel wàllu ko mbas mais conséquences yi nga xam ne moom la am ba tax na faaw mu am ay comité de suivi ci département yëpp yi nekk ci réew Sénégal Ahmed Gueye ba tey ci micro bu Nanko Bakayoko. mission bi nga xamante jox na ko DER ñu ngi koy ñaan mu xoolaat mission boobu surtout nag ci jamono ji nga xamante suñu wàllu koom-koom ñu ngi xool nan lañ koy suqaliwaatee donc loolu dafa laaj ñu def taxaw seetlu ci li nga xamante defoon nañ financement pour xool naka la ñuy jógaatee pour que jeunes yi mën a am ay financement yu baax beneen recommandation mooy lu mel ni mënul am département bu nekk ñu ne jox nañ la enveloppe te amul benn comité boo xamante taxawal nañ ko fa pour ñuy saytu alal jooju parce que alalu askan bi la waaye bu loolu wéyee aussi bu ñu bénéficier wu financement ñu xool ak suñu ay maire yi fi nekk moo xam mairie de la ville wala mairie commune yi fi nekk nan la ñuy àndee taxawu ndaw yooyu jéem leen a suivre ba nga xamante ni xaalis yi nga xamante jox nañ leen ci seen ay projet ñu mën ko topp ba nga xamante ni dina am réussite. ñu wax ci li nga xamante ne moom moo ñeel décret d'affectation des terres maanaam suuf si nga xam ne dañoo génnee décret ne dañu ko jox ñi nga xamante ne kon wala boo ko jëlee ko ci loxo maire yi lu ci mel ne maire bu Fimela moom Karim Sène wax ne décision bu jaar yoon la waaye nag lépp loo xam ne jafe-jafe la dafay tënku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci foncier bi ba tax na it dañoo nemmeeku ay yeexital ci wàllu ko procédure bi moom Karim Sène di maire bu Fimela ñu déglu ko ci téléphone bu Fatou Lay Mbaye Diop. avant muy nekk président de la République
mos na nekk maire xam na prérogative maire problème bu amee coow lu amee il faut mu remonté ba ci kawam ànd naa ci parce que day tax boo nekkee maire tiif suuf sooy signé di nga xam fan nga koy teg lu indi gouverneur projet bu nekk 50 hectares ak projet bu nekk 10 hectares am na différence kon ampleur yi du doon benn waaw s'il y a la lenteur foofu lañ amee inquiétude parce que peut-être te dama yaakaar ne sax warul mën a yéeg comme niñ ko xalaatee parce que tey bu amee un projet de 50 hectares voire plus dina am étude d'impact environnemental foofu le conseil municipal bi nga xam ne moo fi nekk mun na signer sous réserve d'étude d'impact environnemental nañuy fexe am na projet yoo xam ne bu taxawee te mu leen na la lii lu mën a jëmale kanam ci réew mi la ñu teel ko diligenté. Zik FM. yéen a ngi taataan xibaar ci Zik FM rajo bi jiitu 89.7 ci Ndakaaru ñu wax ci njàng mi Sud-Est ñaawlu ay ndongo yu bari yoo xam ne seen lim ëpp na téeméer mujj ñoo def baccalauréat li ko waral amuñu pièce d'état civil loolu nag tax ba secrétaire général national bu Sud-Est ne candidat yi faaw rek nag ñu daat leen di bàyyi ñu defi examen ndax ñoom duñu responsable ci situation bi nga xam ne moom la ñuy dund seen i droit la kon nag faaw ñu xool naka la ñuy fexee ba amal ab session de remplacement ñu déglu ko Amadou Diaoundé ci micro bu Safiatou Ba Ndiaye. wane suñ vraiment naxar ci élèves yi ñuy empêché ñu def examen baccalauréat ndax seen kayit juddu fiable pour ñun kooku c'est inadmissible ren moom dañu bëri lool mais déjà ci académie Dakar Saint passé nañu 100 personnes mun nañ xayma ba peut-être 1 millier d'élèves bu ñu baccalauréat ren ndax affaire kay ñoom ñooy responsable loolu te waruñu tere vraiment ñu mën a def examen après 13 années kooku c'est injuste loolu moo tax vraiment ñu ngi ñaan autorités yi y compris le président de la République ñu seetaan vraiment situation élèves yi ñu mën a def session de remplacement. ñu wax ci leneen jëm ci comité de suivi bu force Covid-19 moom nag ma nga woon fa nga xam ne moom mooy ca hôpital principal bu Ndakaaru ñeel wàllu commission de suivi lu nu mel nag tax ba Mame Thierno Dieng directeur hôpital bi di woo Sénégalais yi ne bu nu bàyyeeku ngal la ci li nga xam ne moo ñeel wàllu ko mbas mi nañu ko gën a jox cër li ñu dippee ay mesures barrières tendance bi nga xam ne dañu ko nemmeeku muy wàññu tekk mbas mi dafay firndeel ne du moom mooy firndeel ne dañoo nekk ci njeexital li faaw ñu gën a farlu ngir rek mën fay jëlee feebar bi nga xam ne mooy Covid-19 ñu ànd ci ak Alassane Balde. équipe centre de traitement bu hôpital principal bu Ndakaaru nag ñeel mbas mi Covid-19 daan nañu dalal membre comité suivi force Covid-19 gannaaw bu mu yëkkatee kaddu ñeel wàññite bi ñu nemmeeku ci li nga xam ne mooy mbas mi jamono ji médecin Mame Thierno Dieng jàpp ni nag loolu firndewul ni jàngoro bi dañ na fii. yaakaar ne mi ngi jeex nag tey jii la war a gën a yokk ndax passif bu yàgg wàññi ko fu ñu nekkoon dañ fa dellu. gannaaw bu mu àddoo ci turu comité bi Toussaint Manga moom rafetlu taxawaay ñi nga xam ne waa kër docteur. ñun fii néew na néew boo xam ne ba 31% la ñu am loolu nag dafa war a nekk indicateur boo xam ne war na wone liggéey boo xam ne nii ñu ngi koy def fii si principal. teewul directeur bu hôpital bi nag xam le ni faaw rek ñu xalaat ëllëg taxawaay bu ñu mën a am ñeel mbas mi di Covid-19. aujourd'hui li ñu koy seetloo kenn xamul toll ci ay milliards te milliards yooyu bu ñu fa seefuwul jàngoro ji daan war ñu yàq ko. ci boobu leen ndaje nag directeur l'hôpital bi daal nay rek def compte rendu détaillé ñeel koppoor ak personnel yi nga xamante ni moom la ñu daal di mobiliser rek ngir fexe ba daan lii di mbas mi ci boobule l'hôpital. ndax mbas mi dafa nekk ci ay bësam yu mujj ci réewu Sénégal laaj la woo xam ne dañu koo samp ndax li ñu nemmeeku moom mooy cas yi fan yi dafa wàññeeku lool lu ñu mel nag tubaab di ko wax ab tendance boo xam ne dafa wàcc waaye scientifique yi ñoom la ñu gis rek moom mooy bu nu bàyyeeku nanu gën a jox cër li nga xam ne moom mooy mesure barrière lu ñu mel moom mooy tax ba ñu dem ci mujjantal ga Sénégal xëy am 0 cas ci wàllu ko mbas mi dañu ci ànd ak reportage bu Mouhamed Diop. mbas mi di Covid-19 dafa mel ni mi ngi gën a dellu ginnaaw ci réewu Sénégal li koy firndeel ay fan a ngi nii cas yu ñuy enregistré day gën a wàññeeku. ni ñu ko constaté ci journée yi ak ci télé yi gis nañ ni depuis presque 1 mois yi nii kii bi day wàcce quoi donc day baissé. autorités yi je pense que feebar bi avant muy egsi ñoo ngi ci doon wax lu bëri loolu moo dimbali ñu bëri ñu jël précaution. jàpp ñu sax jeex na ba léegi ñoo gën a moytu. mu doon ak wàññeeku bu yenn ci ay scientifique dëggal ba ci sax askan wi koy dund waaye terewul ñu ngi sàkku ñu gën a moyu. c'est pas que mu ngi baissé rek que dañu war a bàyyeeku donc ni muy baissé dañu war a gën a yokkaat affaire yi. nit yi dañu changer comportement yu bëri parce que d'habitude fii Sénégal daanu ñoon tàmm raxasu lu ci bëri léegi nag propreté bi da ci gën a yokk. ñun ñoo ngi sol suñuy masque en même temps ñoo ngi itam di mobiliser gars yi pour ñu sol seen masque. donte sax ak deltu ginnaaw am na seetlu gi benn la Dakar mi ngi wéy di doon épicentre mbas bile tax na kilifa yi bëgg a wëyal xeex bi ci Dakar ak tund yu ko wër. Mohamed Diop cant ak ngërëm ñeel na la xibaar yi pàcc bu njëkk bi jeex na ñaareelu pàcc xibaar yi benn ponk rek la muy buti réew ñu. xibaaru bitim réew.
fanweeri fan ak juróom-benn moo des ñu dem ci élection présidentielle ca Côte d'Ivoire Cour africaine des droits de l'homme maanaam di yëngu ci àq ak yelleefi doomu aadama dugg na ci débat bi nga xam ne moom moo fa dox ci diggante nañu neenalee candidature bu ki nga xam ne moo fa nekkoon njiitu réew bu Côte d'Ivoire di Laurent Gbagbo nga xam ne conseil constitutionnel moom moo ko neenal ci fukki fan ak ñeent ci weeru sàttumbar cour ba nag la mu wax rek mooy daan yi nga xam ne justice bu Côte d'Ivoire def na ko faaw ñu dakkal ko moom faaw ñu dugalaat ko ci liste électorale yi ci réew bu Mali officier à la retraite nekk njiitu réew pour transition ba ndaw moom nag démb daanaka la daal di def li nga xam ne moom la ñu dippee waat ci kanamu askan wi di investiture boo xam ne daf ko def ci jamono ji nga xam ne dañoo génn ci coup d'état mooy jamono ju particulier ci réew ma la mu wax nag mooy ubbi na buntam fekk lépp luy jàmbatu askan wa dana ca taxaw CEDEAO it wax na ne dindi na lépp luy daan yoo xam ne tegoon na ko ci kaw réew bu Mali keroog ba ñu defee ab coup d'état ñu daal di jeexalee xibaar yi ca réew xibaaru biti réew yi ca réew bu France Paris mu mel ne am na fa congu arme blanche boo xam ne def nañu ko ci fi nga xam ne moom moo nekkoon locaux yu Charlie Hebdo juróomi nit yoo xamante ne ña nga juddu ci diggante 1983 ak 1999 ñoom nag la ñu placé garde à vue loolu kon mooy fàttali gi ñuy fàttali la fa amoon ca Charlie Hebdo kon congu goo xam ne defoon nañu ko fa tax ba ñooñu ñu teg leen loxo enquête bi nag ñeel wàllu ko terrorisme moom moo tax kon ñu daal di koy def kon foofu nga xam ne moom mooy ca justice bu France bu nu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne moo tukkee ci agence France Presse wax nañu ne ñoom ñëpp nag dañ leen a teg loxo ci Pontrin ginnaaw bi ñu defee ab perquisition ci kenn ci këram kon lii moo doon xibaar yi buur na ñu fàttali leen lan moo ci gënoon a fës. ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar 2002 ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar 2020 fukki at ak juróom-ñett tiis gu metti gu dal réewu Sénégal mu doon suxu bateau le Joola ba tey amul lenn loo xam ne nemmeeku nañ ko ci wàllu ko justice ba tax na njaboot gi gis nañu ne dañu leen a sax seetaan ña nga amuk mettit di ñaan ñu daal di génnee bateau boobu ci biir géej gi daañu wax nañu it ci biir xibaar yi li nga xam ne mooy génn ko SUDES di syndicat bi ëmm ñu yëngu ci wàllu njàng mi élèves yi nga xam ne dañoo waroon def baccalauréat ci amuñu pièce d'état civil lañu bëgg ñu fexe ba amal ab session de remplacement ndax nee nañu lu nu mel du seeni responsabilité ba tax na rek nguur gi faaw mu jàppale yooyu ndongo nga xam ne war nañoo mën a defi examen ci li nga xamante ne moom mooy baccalauréat bi ñu daal di wax ci la nga xamante ne it moom mooy DER financement ba indi na coow ca département bu Pikine conseil départemental bu jeunesse bu Pikine nee na faaw directeur général bi leeral te kayit fësal liste ñi nga xamante ne ñëpp am nañu ci googu financement teg nañ ci xibaaru bi ci réew xibaar